juróom-ñetti téeméeri milliards ci xaalisu CFA la bi de banque islamique bu développement génne ngir war a jëmee ko ci mbay mi industrie ak wàllu énergie tey jii la ñu ko doon signé. leeral yi tukkee ci kuréel goo xam ne mi ngi tuddee boppam sunu 94 milliards nay leer ñëpp nag bëgg mu leer nañ ci moomi la mbir démb la ñu tàmbali ab pétition di waajalum ndaje gaaw bi di ñëw bu dellu see ca place de la nation. juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ci kiloy yamba waa OCRTIS jàpp ko biig ca Nianing jàpp ci ñetti dawalkatu saret ubbi enquête ci biir xibaar yi des na ci jokkoo ak Abdourahmane Diallo. tey jii bis bi ñu jagleel armée bi doon ko màggal ci teewaayu Macky Sall mu kañ seenu ko xarañ ci xeex bi rawatina nag li jëm ci wàllu géej gi ni muy avancé. ñaareelu pàcc ponk yow woon alxames june tàggat yaram quartier vert li ci yéenekaay yi ñu dolli ci tey jii gàttandu ji waa gàmmu ga ci journalu gàmmu gi ca Tiwaawan ak Malal Junior Diagne. Makumba Bey li ñu doon signé tey jii doon loo xamante ne nii nag xaalis bu bëri moo ci aju jëm ci ay bànqaas yoo xamante ne nii ci réew mi ñu bëri ña ngay xaar mu daal di cay dem loolee nag sotti na ministre des finances signé ko ak waa BID banque islamique de développement milliards ci xaalisu Amérique ak genn wàll muy juróom-ñetti téeméeri milliards ci sunu xaalis mbay mi dina ci am wàll ak énergie ak industrie projet bi war a dem diirub juróomi at tey jii ci suba la woon Mamadou Amar Ndione. Société internationale islamique di financé ci wàllu koppar ak gouvernement bu Sénégal ñoom nag xam nañ bu baax a baax domaine yi nga xam ne moom la ñu war a jàppale ci juróomi at yi di ñëw. Amadou Hott di jëwriñ ji ñu dénk wàllu koom ak coopération internationale bu Sénégal. ab déggoo la boo xam ne toll na ci $1 milliard ak genn wàll ci ay dollars ci juróomi at nag la ñu ko xayma li ci gën a am solo daal moo di ne daañu liggéey ci wàllu énergie ci wàllu industrie ak itam lu jëm ci wàllu mbay mi liñ ci namm daal moo di ne ITFC mën a jàppale ay këru liggéeyukaay yoo xam ne réew mi moo ko moom tey jox xaalis ay PME yu ci mel ni DER FONSIS FONGIP ak BNDE. liñ ci jublu nag bokk na ci jox ay xëy askan wi rawatina ñi nekk ci dëkku kaw yi loolu nag ngir ñu des ci seen dëkk liggéey ko. loolu yëpp nag li muy waral moo di dinañu amal ay xëy ci biir gox yi li ñuy bay itam daañ ko mën a soppar ñi ci biir gox bi jur fa ab koom-koom ngir ña nga xam ne ñoo fa dëkk mën faa toog liggéey fa amee fa koom. directeur général bu ITFC jàpp ne ni li ci am solo mooy askan wi sentir bu baax koppar yi nga xam ne dugal nañ ko ci ñoom Ani Salem Sombol. The most important is not the number. The most important is the impact that you have on member countries. Maybe a $1 million can have a very high impact on people than $20 million. laata ñuy jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ministre Amadou Hott ak directeur général bu ITFC daal nañuy visiter ab salle B2B ca King Fahd Palace ay waxtaan amal nañu ko ak producteurs yeeg exportateurs yi jóge bitim réew. ministre de l'économie la kon du ministre des finances di jégalu kon ci njumte gi weeg yéen ci biir xibaar yi ba léegi ak beneen xaalis boo xamante ne nii nag bi la yoon mu leer lees ca bëgg muy 94 milliards yi titre foncier ba woon. doxoon ci wàllu coow diggante Ousmane Sonko ak Mamour Diallo kuréel gu tuddee seen bopp sunu 94 milliards nay leer ñoom nag tàmbali ci ab pétition démb bëgg itam nag ñu ni lu ci ne rek leer nañ ci boppu askan wi fukki fan ak juróom-benn ci weeru novembre gaaw bi ñu dëgmal bu dellu see lañ ci bëgg amalub toogaanu rassemblement bu mag ca place de la nation nekkoon fi obélisque leeral yi Umu Kalsum li. kuréel gu ëmb suñu 94 milliards nay leer xamle nañu ne dinañ amal marche bu mag ci fukki fan nag juróom benn ci weeru novembre bi ca place de la nation ex obélisque ñoom nag leen rek la ñuy bëgg mooy ñu ubbi waat ci nu mu gën a gaawee procès dossier titre foncier 1451 R Alioune Badara Mboup nekk membre ci collectif bi. collectif suñu 94 milliards nay leer 94 milliards nay leer nag moo ñu waral tey ñu def conférence de presse bi wax ni am na ay jéego yu ñu ci def jéego bi ci njëkk mooy dinañu dox jël suñu dàll dem ci citoyens yi ku nekk fa nga nekk ñu informer la mobiliser la def aussi benn jury populaire boo xam ni ay personnalité ak ñëpp dinañ ci dugg ba nga xam ni mbir moom dina leer taxaw aussi taxawaay boo xam ni bu mucc ayib ba nga xam ni duñu ñu jox tey décision de justice boo xam ni dafay nekk comme li fi nekkoon. collectif bi nga xam ne nag day boole ay acteurs yu bokk ci société civile bi nag ñu ngi wax ne rek ñoom njëriñu askan wi moo leen tax a jóg xam ne nañu ne itamit ni 94 milliards yi
mën na jëriñ yeneen i urgence. ñun justice du Sénégal dañ ñoo tàmmal ci fan yi ñu ñuy servir ay yenn décision yoo xam ne ñun duñ ci gis suñu bopp moo tax ñuy woo cette justice là te ñu xam ne am na ci ay magistrats yu responsable yu nekk ci seen biir ñuy woo aussi à l'UMS que ni peuple bi actuellement ñoom ñoo taxaw pour mbir mi leer duñu accepter mukk duñu nangu mukk que ñoom ñuy jéem a jël benn nit di ko jéem a ragg wala ñu koy def comme yeneen décision yi nga xam ne moo fi jaar mbir mi il faut que mu leer ndax 94 milliards du 94 000 même bu doon sax 1 franc dafa am solo ndaxte nit bu fekkee ni da ngay wax ni gouvernance sobre et vertueuse da ngay wax ni que ni da nga créer ay OFNAC da nga créer aussi yeneen i corps de contrôle. bi li kuréel nag taxaw na temb ngir dajeek askan wi ba noppi gën leen a ñaax ci affaire bi fi mu ne nii nag benn pétition bu mag amal nañ ko ngir gën a yee askan wi ci dossier bi. poids bu diis ci Sinébar la waa OCRTIS jàpp mooy bànqaasu police bi koy xeex juróom-benn bërigoog juróom-benn fukki kilo 660 kilos kii waaxi ñaaning yi bii ci guddi jàpp ci nag ñetti boromi saret yoo xamante ne nii bokk nañ ci ñi ko waroon a jàllaleeg nañu ko doon duyee boole kook ay saakuy ceeb leeral yi Abdourahmane Diallo. opération baa ngi xew démb ci guddi ginnaaw bi nga xamee ni ay nit gis nañu lenn li nga xam ni jaaxal na leen ci ànd ñaaning bi rawatina ci village bu ñu duppee Gourel ci la ñu daal di yëgal élément direction office central répression trafic illicite stupéfiant ñu daal di wàcc ci bërëb boobu biñ fa demee nag daal di fekk ñetti charrette ci charrette yooyu ay saaku ceeb yuñ fa yeboon ëpp na sax juróom-ñetti saaku ceeb waaye bi ñu ubbee saaku ceeb yi ay yamba lañ fa fekkoon quantité biñ fa fekk nag toll nag juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk kilogramme ñetti nit yi nga xam ni ñoom ñoo moomoon charrette yi waroon a yóbbu yamba bi bëggoon a daw ci lañ leen daal di teg loxo fi mu ne nii sax ñu ngi ci garde à vue laataa ñu leen di jàllale ci ay waxtu wala boog ay bés yu néew teewul ñi nga xam ne ñoom ñooy waa police daal di ubbi l'enquête ndax li ñu bëgg rek mooy teg loxo ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci ginnaaw mbir moomu. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. ñi itam tegees na leen loxo tey jii muy waa université de Bambey ca Njaareem ña fa nekkoon ci étudiant démb ñu salfaañe woon ko tey jii ñu bëggoon a jóg dolliwaat ko waaye mujjul sotti ndax nag recteur ba dafa joxe ndigal ñu daal di dugg ca campus boobee nag defante kook ñoom ba tax nag ñu daal ci jàpp juróom ci ñoom jombul yeneen i leeral ci beneen jotaayu xibaar ak sunu ndaw la koy topp di Babacar Diouf fanweeri minute ak juróom-ñaar moo tegu ci ñeenti waxtu ci rajo Futur Média. RFM rajo askan wi. acte 5 révolution numérique xeet la woo xamante ne ni moo war a yëkkati ñi nga xam ni ñooy yëngu ci wàllu internet ak wàllu woote di ko jaarale ci xarala yu bees yi képp koo xamante ne nii nag da nga caa des sa mbir jàpp nañ ne bu fekkee ni sotti na di nga ci gis sa bopp te loo ci yaakaaroon wala nga mébét ko ci mu mën a dëppoog li nga xamante ne nii ñoom itam doxaj nañ ko ci biir ci wàllu ay xarala tey jii nag directeur général u Sonatel di Sékou Dramé amaloon cim ndaje fa ñu ko doon waxtaane bi mu waxee ci français ki wax ci wolof mooy Alaaji Malick Daari mooy directeur marketing bu Sonatel ñu déglu ko ci micro Virginie Léontine Sagna. acte 5 bi ñu doon posé tey li ko gën ci li mu gën taxaw moo doon dugal li ñuy wax communication voix woote léegi nag bu ñu duggee ci acte 5 bi tey dañ fi andi loo xam ne kenn andeegu ko woon fii ci réew mi mooy lan mooy may sénégalais yi boo xëyee suba teel woote nga woote sans stress ni ñuy waxee problème yi bëri nañu mais boo mayee nit ki bu xëyee suba teel mun woote te du xalaat leneen loolu je pense kenn mësu ko fi def mooy li ñuy wax offre illimitée ba ñu waxee offre illimitée nag dañu bëggoon ku nekk ak sa doole fu mu toll nga mun ci am accès. Alaaji Malick Daari sànq ci suba kuréel googu nga xamante ne nii nag moom moo war a saytu lépp lu Sonatel di def ak i naataangoom di ARTP kilifa ga Abdoulaye demoon ca Tiwaawan xalif général daal di koy recevoir nag moom nag réseau bi ni mu doyee waar daal léeg-léeg di woote muy dagg ak njoogaane gi mu njoogaane tax nag mu ci fàttali li nga xam ni moo ci war a doon seen taxawaay ñoom ñooñee di sàkku ci ñi nga xam ni ñooy fay ñuy woote nag ñu jox leen réseau boo xam ni bu gën la ñu déglu ko ca ndajama bu mu génnee ci micro Cheikh Anta Diop. ni ñu ko daan faral di defee saa yu événement yu mel nii amee suñuy nit dañuy daal di ñëw seet ndegam opérateurs yi ñu ngi def lépp li leen war pour que qualité du réseau pour que réseau bi pour que téléphone yi dox bu baax donc dañuy ñëw balaa événement bi di am ci événement bi tam suñuy gaa dañ fiy ñëw def ay mesures seet ndegam réseau bi jaar na yoon bu weesoo ñu tirer suñuy conclusion sama ñëw fii tey may na ma mën a def tirer ay conclusion ci Magalu Touba bii ñu génn parce que Magalu Touba suñuy gaaj demoon nañ fa waaye li ñu constaté mooy ne réseau bi baaxul woon nag
xam naa ne opérateurs yi defoon nañ fa ay dispositifs waaye dispositifs yi doyul dañu bëgg loolu bañ a am fii ci Tivaouane parce que ñoom li leen war tey jii mooy ñu jox ñu réseau bu baax parce que nit ki mënoo jënd sa crédit fas yéene ci lijjanti sa soxla crédit bi dog sa xaalis dem te kenn du la ko delloo te fajoo ci sa soxla. doon ñaawlu kon rëq-rëq yi ci màggal gi ak mbooloo ma fa daje woon te mënuñu woon a woote ñuy bañ mu ñaaraat nag bi la yoon ci gàmmu gi doonoon kàdduy directeur général bu ARTP. président de la république tey jii ci ndaje mi mu doon jëmmale bis bi ñu sàkk jagleel ko nag wayu militaires yi moom Macky Sall mu rafetlu bu baax a baax ni ñu wagare ci xeex géej gi ni muy buruxe rek di jëm ci kër yi di ko nangu ca ndaje ma nag la ci yëkkati kàddu yi tey jii kañu ca teewaloon di Nafissatou Sylla. suñu armée gën a wàllu askan wi jaaxale ko nag ci xeex béppi catastrophe wala sax yenn xeetu feebar yu lore yu bëri bu weesoo seen njëriñ ci lii di aar réew mi yépp ci tolluwaayam loolee nag di li am ba tax na chef suprême des armées di président Macky Sall di rafetlu njëriñu kooru armée bi yépp. l'armée bu Sénégal benn bu dul ñaari yoon ràññeeku nañu ci jàppale askan wi yenn saay bu nekk ci ay jafe-jafe ci lu mel ni ci wàllum inondation wala érosion côtière. gis nañ ci ni civil bu armée ñoo am liggéey bu am solo bi nga xamante ne def nañ ko ci Thiawlène def ko ci Rufisque def ko ci Saly ci biir Sénégal bu ci mujj sax ca Ndar la ci lu jëm ci wàllu érosion côtière. loolee nag président de la république gis ci approche boo xamante ne armée bi day gën a jege ñii muy sàmm seen réew. une approche holistique. xalaat bu bees bi nga xamante ne sumb nañ ko boo xoolee dafay jël en charge lépp lu jëm ci dundu doomu aadama ci lu jëm ci wàllum sécurité boppam ak ci lu jëm ci wàllum koom ba jàpp sax lii di politique. la sécurité politique. ci kaw loolu sax kii di président Macky Sall gis na ni lépp luy jumtukaay war nañ ko mën a yokk ba daal di gën a xaraña ci aar askan wi ci boppam. ci yoon googu le nag dana ci baax trop l'armée bi daal di gën a mën a ñoŋal li nga xamante ni moom la doon def boobu ba léegi ngir mën a taxaw askan wi nga xamante ni léeg-léeg dañuy nekk ci ay jafe-jafe loolu nag bàyyiwuma ci lii di l'armée de l'air ba jàpp marine nationale te jamono gi bu ngeen seetee li nga xamante ni ñu ngi koy séntu fii nii ci Sénégal ci lu jëm ci wàllum pétrole ak gaz offshore bi foog l'armée de l'air ak lii di marine nationale tamit gën a ñoŋal mbir yi. bis bi la nag di journée des forces armées doon nañu occasion ngir daal di féete ñetti promotion yu ay kooru armée bi di waa école nationale des officiers de l'armée école des officiers de la gendarmerie nationale ak i tamit école santé militaire. RFM Sport. tàggat yaram Abdou Diouf maa ngi lay nuyu. Abdou maa ngi lay fay di la dalalaat El Hadji merci beaucoup jërëjëf. football mondial U17 gannaaw élimination bi démb ci kanamu waa Espagne am nag ci ñiy seetaan football te am ci xam-xam koo xamante ne ni am na lu mu ci jàngat. jàngat bi mooy faaw rek ñu delluwaat ci gune yi ak ni ñu leen di tàggatee fexe ba ñoom ñuy football bu baax a baax ndax démb gis nañu ne waa Espagne dañu leen dominer mën leen daan de 2 bal ci 1 loolee nag Cheikh Gueye moom moo ko wax moom nag xam-xamam màcc na ci wàllu footballu Espagne foofee lañ ko tàggatee mu amee fa ay diplôme ay lijaasa ci wàllu tàggat rawatina entraîneur dañu ko ci déglu moom Cheikh Gueye ak Cheikh Tidiane Diagne. défaite bi loo xamante ni aujourd'hui bett nañu comme ni ma mën a wax non pas en terme qualité joueur yi ñu am wala qualité staff bi ñu am mais seulement en terme peut-être liggéey bi nga xamante ni dëkk boobu ñu éliminé ñoom ay at a ngi ni ñoom koy liggéey ñoom seen football des jeunes te ñun ñu waroon mën def loolu war a xaw leen ci toppandoo te defuñu ko tey jii football bi pour mu développer il faut xale yi di compétir parce que comme ni ma waxoon keroog nee naa leen Espagne wala yeneen dëkk yi dañ am football bu ñuy wax de possession boo xamante ni dañ ko judduwaale mu doon seen culture ñun ñu am football boo xam tey dañ bëgg mu doon football de possession football bu baax mais boo xamante ni dañ koy jàng mais li ngay jàng aussi tous les jours wala 3 fois par semaine tey baax nga pratique aussi compétition mais bu fekkee da ngay jàng ci centre yi te compétiro bis boo dajee ñi nga xamante ni ñi ngi compétir tey xaw a jafe pour nga gagner leen parce que démb boo gisee espagnol yi nga xam ñoo ñu éliminé bu ma jëlee exemple rek ci ñoom def nañ peut-être 30 matchs officiels lu mu dee fanweeri match xale yooyu yi nga xamante ni def nañ ko ñun peut-être boo jëlee suñu ay jours peut-être 4 matchs wala 5 matchs nañ joué ci championnat wala 6 wala du weesu lu ni mel kon ce qui veut dire que même bu dee kee ni mënuñu méngale ñaari dëkk yi mais da ngay gis ni kon des na lu bari loo xam waroon ko def pour mën a football boobu mën a développer. football ba tey ca Europe ak wala.
Europa League bi. waaw Europa League ñeenteelu bëccëg bi wee tey. mu ngi noonu am na nag benn jongante ci jongante yi nga xam ne ñoom la ñuy amal tey boo xam ne door na ci diggante Astana la ak Alkmaar muy ñeenteelu bëccëg bi ci groupe L. Alkmaar nag moom moo dem foofee ci Astana di ko daan jamono ji ca mi-temps ba 1-0 yeneen jongante yi tàmbaleegul bokk na ci yu am solo di Cluj ak Rennes bu ñoom Mbaye Niang ak ñoom Edouard Mendy. Lazio Rome ak Celtic daañu daje Alexandria ca Ukraine la nekk moom mooy dalal waa Saint-Étienne Mönchengladbach moom mooy dalal AS Rome bu Italie Manchester United ak Partizan Belgrade bokk na ci itam yeneen jongante yoo xam ne daañu ci dikkaat ci suñu yeneen jéetaayu xibaar. rugby ci wàllu góor ñi Sénégal bokk ci ndaje moo xamante ne nii ci wàllu góor ñu kon ci ay africain lañ ko seqal. Africa Men's Sevens noonu la tournoi bi tudd tournoi pré-olympique la nag boo xam ne fukki réew ak ñeent ñoom ñoo ciy bokk. Sénégal moom groupe ba nga xam ne ca la nekk Zimbabwe la ko bokkal Kenya Ouganda Madagascar Zambie ak Tunisie. Afrique du Sud moom mooy dalal Pomi Soda Thiam. équipe nationale bu Sénégal ñeel rugby à 7 bi moo nar a nekk ñaareel bi yoonam muy bokk ci tournoi qualificatif jëm ci Jeux olympiques yi mu di tournoi goo xamante ni naam Sénégal du ci favori waaye dina ci def kéem kattanam bu ñu sukkandikoo ci directeur technique national bi di Jacques Bassène. tournoi bi dina am équipe yoo xamante ne bii vraiment ay équipe yu mag lañ ci wàllu rugby à 7 lu demee ni Ouganda lu demee ni Kenya lu demee ni Madagascar wala Tunisie donc Sénégal nekkul favori ci tournoi bi adversaire yu mag lañ te yàgg nañoo joué ci rugby à 7 am nañ avance ci ñun waaye nag du tee ñun bu ñu yeggee dinañ xeex ni ñu war a xeexee bu ko defee mën a changer loolu ba ñun ñu mën a qualifier. lu jëm ci googule tournoi nag fukk ak ñaari gaynde yi nga xamante ni ñoom nañu tànn yépp ay joueurs la yoo xamante ni ci Sénégal nañuy amalee seen i jongante la ko waral nag du lenn lu dul wone liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci formation locale bi bu ñu sukkandikoo ba tey ci DTN bi. joueurs yi ci boppam dañoo wane seen xarañte fii ci Sénégal te ñun aussi ñoo jëm ne yoon la ñu may leen seen chance ñu mën a représenter seen dëkk bu ko defee ñu encourager aussi entraîneurs yi formateurs éducateurs yi nekk fépp ci Sénégal di encadrer xale yi ci seen coobare bopp te ci luñ di leen dul fay yoon la pour ñu aussi ñu wane ne fii ñu ngi fiy liggéey am na formation bu mucc ayib bu fi am te buñ demee boo woote équipe nationale yoon la ñu woo leen. équipe nationale bu Sénégal nag daal dinay dem ca Afrique du Sud nekk démb ci ngoon lu jëm ci gile compétition nag Sénégal dina jogante ak Maroc ngir am yaakaar am ci ndam ngir mën a jàll ci beneen phase bi ñuy wax championship foofee nag ka jël raw gàddu gi mooy qualifié directement ci Jeux olympiques Tokyo 2020 yi. mu ngi noonu soxna Soda Thiam ak waa rugby ñoo ndar képp xibaaru tàggat yaram yi. jërëjëf Abdou Diouf ñu di ko gërëm bu baax a baax moom la ñu àndaloon ci xibaaru tàggat yaram yi. quartier vert lañ ci daal di toftal ànd ci ak Youssouf Bodian. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. coppeeku jaww ji ak njeexital yi mu am ci sunu koom ngir saafara li ni mel sunu réew yi dañoo war a liggéey ngir muccal lañ naan ay infrastructures agricoles et côtières ab formation sax amal nañ ko ci Ndakaaru jëm ci wàllu woowule waa Enda Énergie ñoo ko amal. Je m'appelle Moussa Abou Mamouda, je suis le coordonnateur de Enda Énergie basé au Niger à Niamey. On a mis en œuvre des technologies. dañu daal di taxawal ay technologie ngir ñu mën a jàkkaarloo ko menace climatique yi mu nekk ci wàllum agriculture wala ci zone yi féete ci géej gi waaye yooyu les technologies dañuy fàtte ni ñoom amuñu doole te bu ñu leen taxawalee dañuy jàpp ni dañooy régler problème yi waaye ñoom problème yi da leen soxal kon foog rek ñu fexe ba technologie yooyu daal di méngoo bu ñu identifier yan facteur moo waral seen ñàkk doole ñu daal di xool nees def ngir mën leen méngale ndax ñu mën a rek jouer seen rôle ni mu waree. pour qu'elles puissent pleinement jouer leur rôle. Quand on prend l'exemple du Sénégal. bu ñu jëlee exemple bu Sénégal ay infrastructure yu bëri jëm ci wàllu hôtellerie wàllum tali yooyu yëpp ñu ngi féete ci booru géej gi waaye noonu la demee itamit ci réew yu ci mel ni Togo Guinée ak Guinée-Bissau. Bénin la Guinée-Bissau. coppeeku ci wàllum climat kon lu mën a gàllankoor suñu dund la waaye loolu teewul États-Unis ne dina jóge ci accord de Paris. ñoo ngi ci ak leeral Nafissatou Sylla. ci ñeenti fan ci weeru novembre le États-Unis xamle génnam ci accord de Paris bi mu yëgal ko convention cadre des Nations Unies aju nag ci changement climatique yi
génn googee nag war a am gën kaa yees fi lekki at mu daal di méngoog ëllëgu ba supp élection présidentielle bu États-Unis ci atum 2020 accord de Paris boobee nag ci ñeent fan ci atum 2016 lañ ko matal juróom fukki dëkk ak juróom daal di ciy signé dëkk yooyee nag méngoog téeméer boo jël juróom fukk ak juróomi émission de gaz à effet de serre ci àdduna bi ko États-Unis ak Chine daal di koy signé ci ñetti fan ci weeru septembre atum 2016 ñu daal ci seetlu avancement bu am solo ñaari réew yu am doole yooyee nag ñoom ñaar dong rek toll nañu ci téeméer boo jël fanweer ak juróom-ñett ñuy amal ay émission de gaz à effet de serre ci àdduna bi France ak Chine nag ñoom wane nañu seen bopp ci ab communiqué bu ñu tuddee appel de Pékin Emmanuel Macron moom daal di nekk ci Chine jamono ji mu daal di lëkkaloog Xi Jinping daal di wax ni engagement yooyee seen réew yi daal di jël ci lu soxla COP 21 bi dafa nekk loo xamante ne kenn sañu cee dellu ginnaaw te nekk na luy wane yoon bi. Nafissatou Sylla su États-Unis génnee ci accord Paris ban jeexital la mën a am tontu li ak ki nga xamante ni enseignant chercheur la ci département géologie bu UCAD Babacar Fall nekk tamit membre bureau exécutif comité national changement climatique bu Sénégal. États-Unis moom kenn mënul ne bu génnee ñi duñ ko yëg faaw ñu yëg parce que ci wàllu émission de gaz à effet de serre mooy saxaar si ñi industrie di sànni ci jaww ji États-Unis bokk na ci ñaari réew bi nga xam ne moom moo gën a émettre émission gannaaw Chine donc en termes aussi de puissance économique États-Unis tam puissance la te itam États-Unis dafay contribuer maanaam day dooleel convention bi di leen taxawu dëkk yi nga xam ne dañu xaw a néew kattan di leen xaw a dooleel tuuti pour ñu gën a mën a xeex jafe-jafe yi juddu ci changement climatique daanaka buñ ci génnee dina am liñ ci xaw a yëg tuuti mais defe naa ne du doon li nga xam ne gàllankoor bu rëy bi nga xam ne dina tere convention bi wéy daanaka mën naa ne génnum États-Unis bettul kenn dëkk yi jël nañu matuwaay yi war pour maanaam li nga xam ne États-Unis wàllam la woon ci mbir mi su ko deful ñoom ñu mën a xool ni ñuy booloo pour mën ko matal ci wàllu adaptation dëkk bu nekk boo bëggee dimbali réew li nga waroon joxe da nga koy yóbbu ci benn caisse bu ñu tuddee fonds vert climat xaalis boobu dëkk yëpp foofu lañ koy def donc dëkk bi nga xam ne soxla na xaalis day bindu projet jébbal ko fonds vert pour fonds bi xool ndax réellement projet boobu méngoo na ak lii tax ñu war a dépenser xaalis peut-être que États-Unis du participer ci contribution fonds bi parce que bokkutuñu ci accord de Paris bi mais teewul rapport yi mu amoon ak yeneen dëkk yi dina ko continuer am. Babacar Fall nekk enseignant chercheur ca département géologie bu UCAD mooy tëj buntu quartier vert ba si di ñëw ci benn waxtu bi benn gox bi ci benn planète bi.